ñun nag mbir mi daanaka ñetti mbir ba ñeent moo ko indi bi ci jiitu muy fan yii ñu nekk am na ku ñëw ci dëkk bi di am ay yëngatu yu mu fi def ma bëgg koo présenté waat encore sénégalais yi ndax dafa mel ne dañ koo fàtteegul kan mooy Idrissa Seck. Idrissa Seck nit la koo xam ne nii danaa ci tënk ñeent rek fii ci dëkk bi di Touba deret ji fi njëkk a tuuru muy sëtu Serigne Touba Idrissa Seck moo ko indi ndax amoon na ministre de l'intérieur amoon na ministre de justice procureur mi ngi fi woon mais kenn prononcé wutoon ci dossier boobu menn moom rek moo ne woon nañ ko jëli ak nun ko mën a jëlee après bi li yàlla dogal mu am moo wax ne duñ bàyyi n'importe qui muy def ci dëkk bi lu ko neex ci réew mi ak famille boo mën a bokk. beneen bi ci tegee ñëpp xam na ne amuñu lu dul ñaari doomi Serigne Touba yi mujj ci kaw suuf muy Cheikh Saliou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ñoon nag danoo tedd ci ñun bëri ba nga xam ne duñ ci egg waaye danañ xam ne lu ci nekk rek am na ay kàddu yu mu fa yëkkati woon ci ay jamono yoo xam ne umpul murid yi loolu umpul murid yi barki démb la ca kàddu yooyu dëppoo ak kàddu yu tegge ne beneen bi ci tegee muy boo xam ne bu ma jege la am ma lu dul moom moo ma boolee ci Serigne Touba bu taxee ñuy wax Modou Bara Dolly muy Serigne Bara Dolly Mbacké fii la taxaw ñu ànd ak sëñ Bara di xeex ba indi Ablaye Wade teg ko ci réew mi ban ko tegee ci réew mi benn poste vice président assemblée nationale bi PDS amoon ci biir bi mu nekk opposant sëñ Bara Dolly la ko Ablaye Wade jox ko numéro 4 loolee ba mu amee bis ba nga xamee ne ñëw na assemblée di cessé ba mu wooyee sëñ Bara na ko Mbacké lam ko wax publiquement mooy sëñ Bara xanaa xamoo fii kenn du fi wax Mbacké président lañ fi wax loolu ba mu amee ba mu koy rappelé sëñ Bara na ko ba yomal xëyam Mbacké laay wuyoo ba muy rappelé loolu ba muy rappelé waat di defaat vice président yi bi mu egsee ci turu sëñ Bara Dolly da ko effacé def ko député simple kon jàpp naa ne ki nga xam ne mooy xeex ku wuyoo Mbacké ci biir assemblée nationale tey bu del si waatee taxaw biir Touba gii dama jàpp ne murid yi moom fàttiwuñu ca murid yi amuñu ku dul Sëriñ Bamba yaakaaruñu ku dul Sëñ Bamba ca ku jàpp ne mën nga leen a nax da ngay nax sa bopp ku jàpp ne mën nga leen a nax da ngay nax sa bopp parce que damay wax ne sax bu ma déggee benn leader wala dara ñun ñiy def politique xam lan mooy politique di wax naan man murid laa di ko wuyoo man ay rey damay jàpp nit ki bu nekkee murid koo ko nekkal sa bopp koo ko nekkal Serigne Touba am na ku ne rek Serigne Touba am na ko kon jàpp naa ne nit ñi nan bàyyi xel ne loolu démb la rek bërki démb la rek beneen bi ci des gis naa dernière sortie muy wax ñàkk goo xam ne ki nga xam ne moom lañ àndal muy président Macky Sall ñàkk na ko jox cër président Wade man jàpp naa ne ba tey nit ñi dañoo fàttewul kan moo fi doon tudd nan la nit juddoo di créer ba ñëw ci biirum ndeyam loolu yéen ñi jàng nasaraan yaakaar naa mënu maa prononcer moo boobu waaye xam ngeen ko yaakaar naa ne ka dem bay wax loolu ci mag ci biir réew mi ñëpp di ko dégg kooku wërta jox benn leçon kenn kon nit ñi jàpp naa ne fii di Touba bu jàppee ne loolu muy doxal wala loolu muy gëm-gëm lu ne murid la mi ngi nax boppam murid yi jamono yi ñu toll kenn mënu leen nax ndax am nañ seen i gëm-gëm ku leen gëm ak ku leen gëmut la nga gëm yow la concerne sax murid yow la concerne waaye kenn du ko ci jaar pour mën a am réew mi muy Sénégal kooku moom murid yi am nañ ci gis-gis yu mag kon boobu mooy ponk bi nga xam ne moom laa waxoon ne moom lañ ci njëkk jànkonteel ca fas yéene noonu jànkonte ak moom ci dëkk bi fas yéene noonu tamit jàkkaarloo moom ak ci dëkk bi ndax bokk nañ ci ñi nga xam ne yaakaar naa ci li ma gëm mooy mbirum Sëñ Tuubaa moom ku jàpp ne da nga koy nax sa bopp ngay nax beneen bi ci des mooy
bu loolu jàllee nag maa ngi woote unité pour ñun responsable politique yépp ñu ànd nekk benn bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi xam ne fii ñu jëm am na luñ bëgg ca lan bëggal ko président Macky Sall loolu mooy su ndam waaye nag du tee kenn ku ne dafa war a yem fa mu war a yem ndax loo bëgg-bëgg jàmm it lii dëgg moom wax ko kon liñ bëgg mooy unité nekk benn ànd liggéey pour fas yéene élection yii ñu jëm président am deuxième mandat premier tour. waaye ñu dikkaat ci loolu buñ ko defee ni ñu koy defee muy unité ànd nekk benn joxanti cër jàppalante ànd ñun ñëpp nekk benn bis bu demee ba am ndam kenn ku ne xam ne ku la man kenn ku ne xam nga ku la man kon loolu ñun waa dëkk bi ñoo ko moom beneen bi ci tege nag dama koy adressé suñ xarit président de la république danoo nekk ci dëkk bi di ko liggéeyal ñu xam ne Touba na bàyyi côté politique bi xel ndax mooy deuxième ville ci population ci Sénégal bàyyi xel politiciens yi ndax ñooy wàcc ci waar wi ñooy dem ci nit ñi ñooy dajale nit ñi ñooy mobiliser nit ñi mu jox leen ay doole ndax dëkk bi ay cadre ngi fi lu nekk fi ñu mën a yor réew mi sax ñu ngi fi mais mu doole leen ngir lii ñu jëm ñu mën cee am ndam ndax saako bu ci dara nekkut du mën a taxaw ca loolu menn moom rek moo ko man kon appel boobu dañ ko koy def di ko lancé ne ko nam recevoir waa Dakar noonu la war a recevoir waa Touba ñun ñëpp ñu toog jàkkaarloog moom ndax ñi tax ñuy wax ay responsable ci dëkk bii dëggantaan boo ko doon calculer sax mu tuddee waaw kon lan moo war a tax ñu war a mën a toog ci taabal jàkkaarloog moom wax ko suñuy doléance moom it mu wax li mu bëgg ñu wax ko li mu bëgg ñu xool naka lan war a mën a def pour ànd ak moom liggéeyal ko ngir am ndam man lii laa koy ñaan bala yàgg ndax wolof dafa wax ne ab reer guddi lañ koy lekk waaye bëccëg lañ koy waajal fii ñu toll baatu français bi danaa ko ci dugal danaan maintenant au sommet loolu parce que nga firil ma ko moment bii la ngir ñu liggéey waaye bu ñu bàyyi ba élection yi des 4 mois man sëñ Modou Bara Dolly ku ma ci wàcc ci terrain bu muy boo gëstoo doo ma gis ndax la cay am ci dëkk bii bu boobaa ñaanuma yàlla bokk ci waaye fii ñu toll dëkk bi bu ñu joxee ay moyens ñu ànd unité nekk benn wallaay la si war nañ ko mën a gañe ndax dëkk bi nekkutoon ci loxoy PDS ñun ñi ko fekke ay opposant la woon ci loxo socialiste la nekkoon fan lañ jaar ba waa PDS gañe ca foofu fi ñu jaar ba waa PDS gañe ko côté politique bi rek moo des ñu utiliser ko lii may wax excellence parti Jaxate témoin la ci fan lañ jaaroon ci social fan lañ jaaroon ci ndimbalante ak jàppalante fan lañ jaaroon ci unité nekk benn sëñ Bara Dolly taxaw responsable yi ànd ak ñoom excellence parti Jaxate jàpp ci wàllu finance ñu gañe dëkk bi loolu mooy li fi amoon 2000 ci sama kanam la ba gare ndaa di tàkk fii ci arrondissement yaakaar naa bokk naa ci nañ nekkoon ca bopp ba jiite ko kon fan jaar xam naa ko bu wér bu ñu jàppee ci wàllu social yi dimbale sancaan yi wàcc ci ñoom jàppale leen président du ma wax ci bilan ndax dëgg-dëgg bilan bi jërul sax ñu koy waxati ndax am na bilan ba noppi waaye buñ concentré ci bilan bi parce que am na ko ba noppi dëkk bi boo gisee nii mu fi xotti ci ay tali autoroute Ila Touba ma dégg sama xarit Babacar Gueye démb di wax waay deuxième ville du Sénégal kay ab autoroute réew moo dem mu ne kay balay fenn di am autoroute yaakaar naa deuxième ville ba la ñuy xëttali ba pare ñuy waxaat feneen te fii moom ku ko bañ ak ku ko nangu Touba c'est deuxième ville du Sénégal kon jàpp naa ne la Babacar Gueye di wax damaa jàpp ne bu demee France wala mu dem Yamoussoukro wala feneen a feneen ci ay ville ci adduna bi bu développement di continuer ci wàllu économie bala ñuy soqale ay gox ci fenn dañuy seet dëkk yi ëpp doole
ñaari capital yi ñu boole leen autoroute kon loolu le président defal ko ngir murid yëpp nag autoroute Ila Touba 400 et quelques milliards murid yëpp la ko defal ndax ba la ngay xam loolu màggal jot te bu demee ci kanam ci wàllu économie réew mi danañ xam ban njariñ la am ca Sénégal gépp la ko defal ndax Touba dafa nekk ci digg bi kon boobu bokk na ci bi nga xam ne waxoon naa danaa ko leeral ma dem ci sama beneen côté bopp bi muy ci sëriñ gi ndax man toujours damay wax ne bokk naa ci parmi ci Sénégalais yi nga xam ne bu ma jëlee sama côté bii bu ma neex wax ci politique su ma jëlee sama côté bii bu ma neex wax ci sëriñ si ñun loolu ndimbalu sëñ Tuubaa la moo ñu ko defal kenn mënu ci dara ku ñëw dana wax ak ñun ci réew mi waaye président dama koy wax ne ko ci wàllu politique bu mu dépendre ci sama côté sëriñ gi de parce que sëriñ si duñ wàcc ci terrain bi de politiciens yi ñooy wàcc ci terrain bi ca it maa ngi koy alerte di ko wax ne na am lu mu bàyyi xel 2000 fii la ma fekk jamonoy socialiste yi ñooy xeex de 89 88 laa dugg ci politique di jàppale Ablaye Wade man damaa am gëm-gëm ak i wëloor ku ma àndal ànd na ma ak yow ku ma bàyyi naa ak yow président Macky Sall laa àndal ci guddi yi ñu toll waaye nag damay wax ne je suis prêt pour être 1000 tracement parce que parti bu man di doon bu ma ci gisu sama bopp lu ma fay defete su ma demee ba sama dëgg mënu ma koo wax lu ma fay defete gëm moom kenn laa ko def muy Serigne Touba kon lii laa ne woon naa ko leeral pour ñun Sénégalais yëpp ñu xam ne fii la nekk lii mooy li ñuy jariñ ci relation diplomate entre Gambie ak Sénégal ni mu rafetee gëj na ko rafetee kon loolu lépp ñu koy ndokkeel président Macky Sall di ko wax ne ko lii ñu jëm laa la wax avec unité ànd nekk benn ca bàyyi pitaale yi parce que am na ñoo xam ne ci biir parti yi ñu ngi fi nekk di pitaale guddi ak bëccëg ma ne pitaale du dem jëmul kër nit bu dox day doxee benn tànk jëm fi mu jëm ba am nam waaye yaa ngi xalaat suba lu ñëw ngay teg fii tànk di teg fànk tànk nañ ko arrêté ñi ànd ak Macky Sall nañ arrêté loolu ca xam ne ñoom ci seen jëm boppam seen i gëm-gëm mooy lan am nam kun àndal mu ne après 1960 waaye war a continuer di yor réew mi ci kaw ñu jàppale ko waaye ci dëgg nan bàyyi pitaale yi les responsables yi nga xam ne ñu ngi pitaale kon sëñ Modou Bara Dolly déclaration bi la waxoon ne lay def di ñaanal mboolem Sénégal yi yàlla def fi jàmm ndax maam yi dañ ko fee liggéey ci Sénégal loolu bu ma ko waxee danaa dem ci mboolem tarixa yi comme que damaa am beneen rassemblement bu ma jiite boo xam ne famille religieuse yëpp ngi ci Sénégal foo ci dem fekk ko fa nan gën a jokkale tarixa yi ànd nekk benn ni ko l'islam sante naa ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu la kilifa yu baax yëpp digle loolu la l'islam digle benn bi muy ragal gi nga wax ragal moom man ci sama bopp laa koy tàmbalee damaa xamul fu mu nekk ci doomi aadama ba bis ba ma demee ba xamuma fu mu nekk ci doomi aadama boobu laa ko noppee def ci àdduna kon foofu moom man ci sama bopp gisuma kuy taxaw ci sama kanam ku may ragal kon kenn laa ko def yàlla ca yàlla xëy na dama koo gisagut tout court kon jàpp naa ne jàkkaarloo googu ak ci jàppale président de la république mi nga xam ne moo nekk jiiti coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Touba suñu liggéey ak responsable yi fi nekk buñ jàkkaarloo ak moom yaakaar naa danañ am ndam waaye nag du Idriss Seck tax ñuy wax ndax dañ fay nekk ak yeneen i parti ci dëkk bi moom dafa dugg ci dëkk bi am lu muy gëmloo nit ñi di ko wane nit ñi ca fekk na bokkut ak la nekk ci moom loolu tax ñuy wax ci moom waaye du ragal du tamati nit la koo xam ne déranger nañu quelque part déedéet dafa am fu mu ay jaar-jaar ci dëkk bi góom yooyee wéragut mu ñëw ci dëkk bi jàpp ne nit ñi dañuy naaw ñu koy fàttali Sénégal yi di leen ko présenté encore kon beneen bi ci des it am na question bu des da nga wax Moustapha Cissé Lo mais ba léegi si nit ñi dañoo bàyyiwul xel ne Moustapha Cissé Lo nee na wax na fépp partout de minute wutu Touba man kon pourquoi par ma des fii rek naan Moustapha ah am na ay responsable yoo xam ne ñu ngi fi di ko jàppale àndoon ak moom ñoo ñëpp nag ñun tàllal nañ leen loxo pour ñu ànd liggéey ay politique moo ñu boole woon pour man li fi des Sénégal day continuer politique gis nga politique na ngeen def ndànk
politique dafa am lu muy lalu ci ay intérêt nit ki nga xam ne mën naa nekk sa noonu tey suba mën naa nekk sa soppe ki nga bañ a àndal tey suba mën ngaa ànd ak moom non dama ne la man damay défendre samay intérêt politique défendre intérêt politique yi mooy su ma gisee nangam joojee jaarut am naa droit donte sama parti la nekk ma ne lii d'accord ma ci waaye nag loolu teewut suba wala leneen ak leneen sëñ bi politique fii léegi am na yeneen yu des yu wala yu ëpp doole politique. xam nga wax naa la léegi saako bu defu dara du mën a taxaw toujours damay wax ne li may wax muy dëgg gi donte ñun dañoo nekk suñu parti dama ne ak jàppale suñu secrétaire général tey jii bu ñu jàppale ga ci war bu subaa ñun ñëpp ñu ngi ci terrain bi di liggéey loolu nag toujours man dama koy wax nañu dooleel ñu wàcc ndax Touba depuis que lii am na élection yi ñu jàll bi ci sunu xarit Cheikh Abdou jiite ko am nañ 37% kon avancé nañ tuuti avancé googe nag suñ continué noonu même liggéey boobu président dooleel ñu jox ñu ay nomination ci ay poste su kale yoo xam ne nii danañ mën a suqali nit ñi jàppale leen kon jàpp naa ne war na noo mën a gagné élection yi ñu jëm man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy gëm ne waruñu koo mën a gagné man damaa gëm ne war nañ koo mën a gagné ndax dañ fee nekkoon ak PDS amuñu woon doole jàkkaarloog ay nit ñu nekk yor régime socialiste bi ci teewut danoo dem ba gagné ko kon gëm-gëm boobu ma amoon démb laa amaat tey ci biir APR. xam nga foofu ba tey damay leeral dara bokk na ci li nga xam ne dama koy dàq ba tey donte bëgg naa unité donte bëgg naa ñun ñëpp ñu ànd nekk benn li ma gëm mooy ñun ci suñ bopp ñun responsable yi nekk ci dëkk bi suñ capacité ak suñ expérience ak suñ xam-xam ak suñ engagement war naa mën a tax ñu gagné élection yi kon soxluwuñu keneen kuy jege ci àll bi ñu ci jàppale. dama ne la déggoo li ma la wax dafa leer man ba léegi si dama wax ne ñun responsable politique yi nekk ci dëkk bi yii di Touba suñ doole ak suñ capacité ak suñu expérience ak suñ engagement soxluwuñu keneen ku ñu ci jàppale ñun nan ñu doole ñu wàcc ci terrain bi gagnel président Macky Sall élection yi loolu lañ gëm.
na leen bàyyi xel na leer